ñëw nag ci continuité programme bi su ko defee Demba mu mel ni activité bu importante moom moo ci topp ñu di ko tuddee marathon de l'éveil. Marathon de l'éveil moom la ñuy organiser tey ñaari comité war ci daje pour ñu xool est-ce que li ñu jàng ci Colisée daaw bi dugg na wala duggul. Effectivement. Comme def nañu suivi ci ndégalu sang bi defoon suivi ci section 1 def suivi ci section 2 def suivi ci section 3 dañu dajale suivi yooyu nag xool est-ce que am na jeexintal moo tax ñu organiser tey marathon de l'éveil. Effectivement donc joute oratoire boobu nekk loo xamante ne si ñu ngi koy organiser ci objectifu évaluer enseignement yi nga xamante ne jàngoon nañ ko ci Colisée bu daaw bi parce que déglu Colisée bi assisté ko neex na baax na déglu leçon cours yi neex na baax na mais applicabilité bi Demba il faut ñu vérifier ko. Tout à fait ci loolu la ñuy dalalee ñaari équipe équipe bu waa comité Pikine ñu ñaan waa comité Pikine ñu ñëw ngeen tàccu leen bu baax a baax tàccu leen bu baax waa Pikine dañuy def suspense waaw dégg naa dañoo bëri doole waa Pikine xam bee bëri ngeen tàccu leen bu baax a baax waa Pikine équipe bu Pikine bu comité de Pikine ñu installé wu ñoo yegg si noonu comité MJ Pikine alors Demba waa Pikine tey nag ñu war a jàmmarloo ak suñu mbokku comité waa Rufisque. waa Rufisque. ngeen tàccu leen bu baax a baax. ñu ñaan comité bu Rufisque mu ñëw. ñoom tamit dañuy may tuuti suspense. ñu tàccu leen bu baax a baax waa Rufisque ñu ñëw. rejoindre chaise yi. man Demba. waa comité bu Rufisque. man daal Demba bi ma xoolee ba xool. waaw. ba ma xoolee daal. waaw. ba ma defee nii wàccee samay verre xool. waaw. est-ce que duma far. waaw. far naa fii. Demba fii laa far. xam nga yow da nga yem ci xool. waaw bàyyil ma gis. Demba nee na gis na. est-ce que wóor na bàyyil ma am gis-gis. bi ma amee gis-gis ba am gis-gis. waaw. xam naa ne ci gis lay mujjee nag waaye bi ma amee gis-gis ba am gis-gis. ba gis. ci ñii laa far. compétition bi kon tey du yomb mukk. dina yomb wala du yomb. fu ngeen far yéen fu ngeen far. jaxasoo na affaire yi jaxasoo na. comme wax ngeen bee sànq bee. fexe leen ba see na ñëw far leen see. na see ñëw see. da ngeen di far see. parce que bee la woon mënatul nekk. waaw effectivement. kon ñu dalal suñu ñaari équipe yi di dajalal aussi suñu membre du jury yi. membre du jury yi ñu mun ci lim Mame Cheikh Ahmed Tidiane Ba. ñu mën ci lim Mouhamadou Lamine Sembène. ñu mën ci lim Abdoulaye Ndione. ñu lim ci Adama Niang. ñeen ñaan ngeen tàccu leen bu baax. ñoom ñooy nekk membre du jury yi fas yéene évaluer li nga xamante ne si mooy bëgg a ñëw xew ci entre ñaari comité yi muy équipe bu Rufisque ak équipe bu Pikine Demba. nan la programme bi di demee. waaw. su ko defee am 5 minutes. de présentation pour chaque équipe. waaw yaakaar naa ni équipe yi sax ku ci nekk jotoon nañ la ko wax waaye pour wax leen ko yéen public bi parce que yéenay membre du jury numéro 1 yi n'est-ce pas d'accord ngeen. waaw su ko defee kon nag programme bi débatton bi dina demee ci ñaari pàcc. premier pàcc bi mooy présentation bi ak argumentation bi. mu nekk 5 minutes pour waa équipe bu Pikine. mu nekk 5 minutes aussi pour waa équipe bu Rufisque. ñu ñaan leen ngeen respecter aussi timing bi bu baax ndax jury yi ñoom ñu ñuy jëlal temps bi dinañ ci tenir compte. deuxième partie bi Demba lan lay doon. mu dellu ci li ñu tuddee forge mooy équipe bi dafay jàkkaarloog membre du jury bi di tontu question yi membre du jury bi di posé mën nañu tibbee question bi fu nekk mën nañ ko jëlee fu nekk
rawatina ci thème bi ñu am ñoom te mooy la notion d'adversité, principe et accommodation. Notion d'adversité, principe et accommodation. Bu ñu ci paree dinañ woo suñu gladiateur Mohamed Ndiaye pour 5 minutes mu defal ñu synthèse u thème bi. Incha allah kon noonu le programme bi nar a demee ñu bàyyi kon membre du jury yi ñu définir équipe bi nga xam ne moom mooy débuter comme ça ñu mën a tàmbali. Tout à fait ñu bàyyi waa membre du jury yi ñu tàmbali incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah yaakaar naa ne règle yi leer na Demba def na ouverture bi ci war donc pour aller droit au but dañuy am 5 minutes ñu bàyyi waa comité bu Rufisque ñu def seen première partie suñu paree ñu dem ci comité bu Pikine ñu def seen deuxième partie bu dee pare ngeen pour chrono bi ñu joxe départ c'est bon allez top 5 minutes. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xam naa ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu sëriñ suñu capitaine Macha Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di nuyu waa Pikine xam naa ñun ñoo fi teewaloon comité Rufisque man maa ngi tudd Moustapha Sy Diop suma Alhassane Seck moom moo nekk sama côté ndeyjoor ak ki nga xam ne moom mooy Mamadou Gueye Cissé moo dañoo tudd notion d'adversité principe et accommodation bu ñuy def conceptualisation bi dañuy tourner autour du concept d'adversité te contrairement à ce que l'opinion commune voudrait nous faire comprendre adversité mënul nekk la nga xam ne luy lore la mënul nekk confrontation bu permanente bu amul finalité donc bu ñu ko inscrire ci contexte de l'évolution de l'homme te capitaine jàngal ñu daaw ci ouverture Colisée bi ni il y a donc un seul et unique combat l'homme d'aujourd'hui contre l'humain de demain da ngay gis ni adversité quelque chose bu naturel la et nécessaire pour permettre l'homme mu faire face à lui-même naturel parce que éléments yu composé entité humaine dañoo de seen nature initiale kenn ku mu nekk da ngay bëgg a reñeewu wóyal say intérêt te lu ñu soxla moom mooy relation de complémentarité bu ñu soxla mën nañ jël exemple bu souffle de vie ak âme xam nga kële dafa relier lépp li nga xam ne moom mooy wàllu terrestre kee li nga xam ne moom mooy li dellu suñu borom subhanahu wa taala te lu ñu soxla ci ñoom ñaar mooy union donc foog adversité taxaw pour li nga xam ne moom la ñu soxla ñoom ñu mën koo atteindre donc c'est nécessaire parce que dina la permettre nga jóge ci benn étape franchir beneen étape pour évoluer donc waaye ci yenn principe waa ci principe yooyu la ñuy dikk bu ñu ne adversité dafa am yuy daje dafa am yuy taxaw moo tax ñu mën a tudd li nga xam ne mooy baatu adversité mooy xare bi nga xam ne moom mooy am xare bu ñu ko tuddee ñaari mbir ñoo taxaw bii di xëcc ci booram beneen bi di xëcc ci booram te faaw xare boobu am na taxaw na faaw doomu aadama bi pour mu mën ci am jeexital adversité boobu mën a am jeexital bu am solo ci moom faaw adversité boobu mu aju ci li nga xam ne dafay dellu ci nangu parce que suñu capitaine le capitaine des cœurs dafa wax ne ci Colisée bu daaw bi bu muy def synthèse de la dimension mentale dafa wax ne pour ñu tudd baatu adversité faaw nangu taxaw faaw nit ki am lu mu nangu faaw prise de conscience dikk ci moom ngir baatu adversité boobu ñu mën koo nangu prise de conscience boobu bu taxawee li nga xam ne moom mooy connexion bi war a am wala cohabitation bi war a am entre li nga xam ne moom mooy conscient ak inconscient cohabitation bi nga xam ne moo war a am ci li nga xam ne moom mooy nafs ak li nga xam ne moom mooy am dina mën a nekk bu fekkee ne conscience boobu li ko xam ne moom li nga xam ne moom mooy def arbitrage bi ci diggante conscient ak inconscient moom la ñuy tuddee xel donc xelu doomu aadama bi moom lay dimbali ko ngir cohabitation boobu mën a am finalité bi muy jur mooy li ñuy tuddee identité absolue wala beneen finalité bu ñuy tudd sànq mooy noyau humain boobu mooy andi li nga xam ne mooy jur ci nit ci li nga xam ne moom mooy volonté donc loolu faaw mu taxaw mais dafa am ci processus bu muy jaar dafa am ci ay mbir yu muy jaar dafa am ci stratégie bu muy jaar loolu moo tax ñu tudd baatu accommodation. accommodation bi suñu ko tuddee du moment où ñu wax ni adversité am na ci diggante conscient ak inconscient
am na ci diggante nafs ak ruux il faut que ñu doxal fa lu ñu tuddee accommodation te accommodation bi du leen lu dul ni nga xamante ne noonu la doomu aadama bi di def pour mën a gérer diggante conscient ak inconscient pour mën a gérer diggante nafs ak ruux su ko defee évolution bi nga xamante ne moom la ñu mën a xaar ci moom pour mu jógee ci état bu primaire doomu aadama mën a yegg ci sommet bi ci humanité pour mu mën a nekk loolu mu nekk ci loolu nag il faut que ñu xam ne accommodation bi du doon lu nga xamante ne lu day am norme bu standard parce que forme adversaire yi bokkuñu adversaire bi nga xamante ne nii moo dox diggante conscient ak inconscient bokkul ak adversité bi nga xamante ne moo dox diggante nafs ak ruux donc accommodation yi duñu doon benn mais mieux que ça accommodation bi day doon lu spécifique selon les personnes selon doomu aadama bu si nekk jagle-jagle yi nga xamante ne moom la yàlla def ci yow accommodation bi noonu lañ koy defee par rapport ak say spécificité donc pour en résumé dañu wax ne accommodation bi dina am mais du doon lu nga xamante ne day nekk règle bu standard donc ci présentation loolu la ñu doon andi di xaar questions yi réponses yi pour mën a yaatal argumentation bi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko yóbbante ci sang bi di leen ndokkale yéen waa Rufisque ci présentation bi Moustapha Sy Diop da nga wax ne adversité boobu lu naturel la ci nit est-ce que da nga bëgg a wax ne kon doomu aadama bi da koy subir. ndax doomu aadama bi da koy subir. waaw comme nee nga dafa naturel ma lay laaj ndax doomu aadama bi da koy subir deuxièmement mooy est-ce que élément externe mën na provoquer adversité boobu. parce que li moo tax ma wax naturel parce que dafa bokk ci doomu aadama bi donc ci nature initiale bi la bokk donc adversité boobu noonu lu naturel la mën a nekk tax foofu lay jógee te li nga xam ne moom mooy évolution bi tamit si foofu la ñuy basé woo waat pour def évolution bi vers l'humain beneen question bi loo wax ndax élément externe ndax mën na ko provoquer exactement am na élément externe yi nga xam ne mën nañu provoquer li nga xam ne moom mooy adversité bi. waaw si li nga wax man question bi dafa am lu ma xalaatloo parce que dañu wax accommodation bu ñu ko waxee mooy par exemple boo doon xool définition bu littérale ci dictionnaire bi mën na doon se faire à wala boog se contenter de dafay am benn connotation ñàkk pexe bu ci nekk connotation ñàkk pexe boobu noonu est-ce que loolu mën na jëriñ nit ki wala boog ñu wax ne accommodation bi firiwul du carrément ñàkk pexe lay indi. waaw ñun accommodation bi ñun lu ñu koy firee mooy adaptation ñun firéewuñu ko comme ni nga ko waxee ñàkk pexe mais adaptation par rapport ak situation bi nga toll nan ngay doxee ci diggante par exemple adversité bi nekk ci diggante ruux ak souffle de vie déséquilibre am te symbiose nga bëgg nan ngay adapté woo par rapport ak situation boobu noonu pour mën a union bi war a am si ñoom ñu mën ko am par rapport ak circonstances yi ngay dajal ci quotidien yi. bon man sama question day aju rek ci ñaari adversité yi nga tudd mu danga tudd adversité entre nafs ak ruux tudd adversité entre conscient ak inconscient est-ce que forcément adversité dafa war a am foofu. waaw diggante nafs ak ruux adversité fa am na lu tax parce que bu ñu xoolee seen nature ruux lan mooy ba ay besoin moom ruux dafay dem ci lépp lu nga xamante ne dafa dëppoo ak borom bi donc ci dëgg rek lay dox alors que bu fekkente ne nafs dafa nekk lu nga xamante ne nii lépp lu nga xamante ne dafa jëm ci monde terrestre moom mooy li nga xamante ne moo ko gën a yitteel ci wàllu confort doomu aadama bi moom moo ko gën a yitteel que par rapport ak li nga xamante ne moo jëm ci wàllu dëgg lu moo tax su fekkente ne loolu am na su boobaa day nekk ñaari éléments yoo nga xamante ne nii kii dafa aspiré jëm à droite kii aspiré jëm à gauche su boobaa day nekk adversité bi day taxaw bu dee ci wàllu conscient ak inconscient bi aussi adversité bi dafay taxaw lu tax parce que dafa nekk ñaari entité yu nga xamante ne seen attitude bokkul kii dafa yore attitude bu altruiste kii yore attitude bu égoïste donc su boobaa rek adversité bi day taxaw te bu fekkente ne nit ki géré wu ko su boobaa day jur blocage par rapport ak son évolution pour jëm ci état wu humanité. foofu pour rajout parce que adversité bi dafay am parce que lu tax
diggante souffle de vie ak âme symbiose la ñu soxla seen diggante union ñu nekk benn ba lépp lu ñuy def rek ñu dëppoo ci diggante conscient ak inconscient identité absolue moom mooy finalité bi donc adversité foog mu taxaw te wax nañ ci contexte bi nga xam ne moom lañ ko inscrire mooy de l'homme à l'humain déjà déclenché nañ donc forcément adversité day am seen diggante incha allah. bon bu adversité bi amee kan mooy nekk arbitre bi. waaw bu ñu déggee adversité bi nekk bi am ci côté conscient ak inconscient xelu doomu aadama bi moom mooy nekk arbitre bi. du moment où xel bi ci boppam moo abrité conscient bi ak inconscient bi naka lay mujjee nekk arbitre bi. al aql lay doon xam nga ci biir dimension mentale nit dafa am ay aspects yu bëri dañuy tudd conscient tudd inconscient mën nañu tudd esprit wala ñu tudd intellect yooyu yëpp ay dimension lay ay entité yoo xamante dañoo nekk ci dimension mentale doomu aadama donc al aql moom moo ko dimbali parce que bu ñuy wax nit dañ ne nit xelam te yàlla aussi buy par exemple xam nga ci wàllu diine ki nga xam ne tey dafa tàggoog xelam duñ ko toppee dara parce que xelam li ko waroon permettre ci mu mën a ràññee mën a def distinction bi moom moo dàqu ci moom donc xel bi moo mën a arbitrer dimension mentale mooy def arbitre boobu muy xel. donc yow nooy définir xel boo ñu ko doon définiral xel mooy lan kon. mën nañu ko jëlee ci par exemple esprit bu ñu jëlee esprit exemple xam nga esprit moom moo jël diggante li dimension mentale ak ruux ak li nga xam ne moom mooy li jëm ci wàllu yàlla xel moom moo koy recevoir segg ko pour jox ko dimension mentale ngir mu mën ko jëfandikoo donc loolu esprit moom moo koy def. waaw ñu jaajëfal leen bu baax dafa mel ni temps bi jeex na pour ñoom ñu may leen loxo bu baax a baax. kon nag ñu enchaîner rek ak suñu mbokk waa département de Pikine ñu bàyyi leen ñu indi seen 5 minutes d'argumentation. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu le capitaine des cœurs asalaamaaleykum les membres du jury asalaamaaleykum suñuy naataango yàlla sunu borom dafa bind doomu aadama mu indi ko ci kaw suuf ngir mu niru ko mu jox ko environnement bu def ñett mu di xel di yaram di ruux mu war a sukkandiku ci ñett yooyu def évolution jóge ci état bu doomu aadama dem ci état bu nit doomu aadama jàpp na ni loolu luy yomb lay doon mu jug jëm ca ndeke boobu am na yu bari yu taxaw ne ko hee doomu aadama mu ne naam ñu ne ko li nga bëgg du fi amee doomu aadama jàpp ni yooyu taxaw def ko faas bokkuñu ci moom mu ngay xalaat àdduna di xalaat iblis di xalaat sax péncam léeg-léeg nga gis sax ku fab jaaseem ne day xare ji dem di jàmmarloo ji ak leneen te fàttee ni jàmmarloo bi ëpp solo mooy bi doomu aadama war a am ak boppam jàngatu bés bi wax ñu la notion d'adversité principe et accommodation bu ñu jëlee baatu adversité ñu mën ko tekkee ci baatu wolof jàmmarloo waaye nag deesukaa jaawale ak noonoo suñu mbokk El Hadji Mor Mbay ak Baye Moussa Gaye dinañu ñëwal dëgg-dëgg ci naka la ñu mën a déggee principe de l'adversité ak naka la ci doomu aadama bi di accommodé woo. jërëjëf Dieynaba yooyu la adversaire muy bakkan muy penc di iblis di bànneex ak lu ñu taxaw pour gàllankoor doomu aadama pour mu yegg ci nite mënuñu koo def lu dul dañ koo jaare ci nafs moo tax Serigne Moustapha Sy doon ñu jàngal xombal 1990 ci waxtaan bu doxoon ci diggante nitu yàlla bi ak iblis ni ko man dey mënuma leen a defloo dara lu dul ci seen nafs laa ko jaare te comme que yàlla dafa bind doomu aadama pour mu nduru ko iblis tamit dafa bëgg doomu aadama nduru ko penc bëgg doomu aadama nduru ko bànneex bëgg doomu aadama topp ko kon il faut doomu aadama bi daal di fexe ba boobu leen nafs penc du ko mën a jaar fenn bànneex du ko mën a jaar fenn iblis du ko mën a jaar fenn adversité bi daal di dugg Serigne Moustapha Sy nee na ku amul noon doo liggéey kon nag adversité bi mënuñu koo dëppale ak noonoo waaye bu ñu fàttani tamit nafs nekkul adversaire nafs outil la Baye Moussa Gaye naka ngay dikkee ak ñun ci outil boobu. waaw El Hadj balaa ñuy ñëw naka la ñuy jëfandikoo outil boobu noonu dafa am lu jiitu mooy ginnaaw bi adversité bi juddoo
il faut que doomu aadama bi nangu ko su ko nangoo mu xool li mu bëgg muy dem ndiru ji yàlla xool lan lay jar yéene def lu ëpp li muy jar ngir mën a am loolu bu boobaa volonté day daal di dugg te volonté moo mën a permettre nit mu jaar ci adversité ngir ndiru ji yàlla volonté boobu li koy accompagner mooy discipline te suñu sëriñ moo ñu jàngal ne discipline mooy farlu te farlu boo ko waxee yaram day daal di ñëw bu ko defee nga fexe ba xel bi la yàlla jox diggante conscient ak inconscient nga méngale leen ba xëccoo bi daan dox seen diggante du am nga jël identité absolue ba bu décision ñëwee nga mën a jël la bonne décision nga jël xam-xam def ko wéttalu xel ngir mu dindi sobewu incertitude bi gane ci xel bu boobaa di nga mën a dem ci nafs fexe ba nit ki envie yi muy am ak besoin yi muy am nga koy équilibrer ndaxte suñu maam moo ñu jàngal ni nafs dañ koy yar ci loolu entre carotte bi ak bâton bi nga xool kañ nga koy neexalee carotte ak kañ ngay utiliser yar bi ngir am li nga bëgg ci moom bu loolu amee day dem ba ci équilibre boobu da ngay retrouver contrôle nafs te boo ko retrouver élément extérieur yi nga xam ne ñoo daan porox ndollu ci moom dootuñu am fuñ ko jaar te buñ amatul fuñ ko jaar nafs ak ruux dañuy créer benn alliance boo xamante ne si mooy yóbbu nit ki nag vers le besoin absolu bi nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala ku jot ci besoin absolu boobu muy borom bi lan ngay doyee ci leneen te lépp jaaru ko fenn fudul ci équilibre boobu entre nafs ak ruux ba nga xam ne illusion yëpp dina dëñ te góor gi moo ñu jàngal ni oto buy daw ba seen gannus rétrogradé bi muy def pour franchir obstacle bi moo tax kon nga gis ne nekkul heure boo amee obstacle force moo koy régler ci noonu adversité mooy cëslaayu loolu noonu yëpp ba nit ki mën a yegg ci besoin absolu boobu n'est-ce pas Dieynaba suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf ñu waxoon en 1950 concevoir un monde sans obstacles serait ignorer la nature même des choses. Les obstacles sont faits pour être franchis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup waa Pikine ñu ngi leen di jaajëfal ci exposé bi macha allah première question bi mooy da ngeen ne adversité signifié wul noonu ba pare pour illustrer loolu nga ne maam Cheikh nee na ku amul noonu doo liggéey nan ngeen ñu mën a expliquer loolu. waaw foofu xam naa bu delloo ci différence bi dox ci adversité ak noonu mën nañoo wax ni adversité pour gagner la noonu pour gagner la ñaar yooyu noonu bokkul kon différence bi loolu la bi ci des mooy ku amul wujju ku amul sëñ Moussa dani ku amul wujju doo liggéey réponse boobu lañ ci am. merci beaucoup beneen bi mooy obstacle bi mu mujjee tudd concevoir un monde sans obstacle obstacle bi lan moo ko indi par rapport ak noonoo bi ngeen wax. waaw xam nga dañu wax ni doomu aadama dafa jug ngir dem nekk ji nit ci jug boobu mu jug am yu bari yu ñëw taxaw ne ko doo fi nekkee nit kon mën nañu jàpp ni yooyu noonu taxaw ci kanamam ay obstacle lañ maintenant nag obstacle yi wax nañu la ni nekkul ne saa yu nit amee obstacle rek dafa war a indi benn force pour combattre ko mais mën na xool ndax da koy gravir mën na xool ndax da koy contourner mën na xool tamit ndax force lay utiliser pour vaincre obstacle boobu noonu. léegi ci cadre obstacle boobu noonu dafa mel ni lépp lu constituer obstacle pour sa évolution wala boog pour fi la yàlla di xaar mën na nekk adversaire ci yow bu dee loolu la nafs ci boppam est-ce que mën na nekk adversaire ruux ci boppam est-ce que mën na nekk adversaire xel ci boppam est-ce que mën na nekk adversaire et comment. xam nga nafs dafa nekk loo xamante ne si dafa am ñaari boor mooy nit ki mën na cee jaar pour évolution am dem mais nit ki bu ñàkkee contrôle boobu noonu ci nafs keneen mën na koo utiliser contre moom kon nafs du adversaire mais nafs ñi nga xam ne ñooy tere nit mu yegg fa mu bëgg a yegg comme Iblis te suñu maam capitaine nañu mooy première étape bu nekk jullit boo ko franchiré ngay soog a nekk jullit Iblis boobu noonu xamul fu ruux nekk ci royaume de l'humanité góor gi moo ñu ko jàngal ne Iblis xamul fu ruux nekk léegi kenn rek la mën a aw mooy ci nafs
mais nafsu boobu noonu dañ koy jàppee comme xale mais léegi nag yaay fexe ba jiitu ca ñoom iblis mooy bant ca ba muy tooy la ñu koy jubbanti mais nafsu du adversaire. xel ak ruux nag. est-ce que xel ak ruux est-ce que mën nañu nekk obstacle est-ce que mën nañu nekk adversaire. non xel ak ruux mënuñoo nekk adversaire parce que ruux mooy moom kese moo mën a permettre nit mu jëm ci cet besoin de renouer avec Dieu parce que moom kese moo am capacité bi ndax mental ak physique yëpp dañoo am ay limites bu delloo ci xel ñetti entité yooyu noonu ñoo war a comme ñaari entités yi conscient ak inconscient dañuy xëccoo mais il faut nga forger leen ba am benn identité absolue nga xamante ne si xëccoo boobu noonu dootul am kon kooku noonu tamit daf lay jàppale ci sa évolution mais mënta nekk adversaire. ci seen introduction j'ai cru comprendre que adversité bi da ngeen ko résumé ci nit war a jóge ci état bu doomu aadama war a egg ci état bu nit maintenant bi ngeen di énumérer yee adversaires yu mën taxaw ci kanamam da ngeen indi iblis nafs ak àdduna ma gis ni ñaar yëpp c'est extérieur à l'homme naka ngeen mën a expliquer genre lu juutu loolu c'est-à-dire nit ki ngeen wax moo war a jóge ci état bu doomu aadama dem ci nit mais obstacle yi ngeen teg yëpp c'est extérieur à moom comment expliquer cela. xam nga nafsu prox ndoolu la léegi lu tax ñu wax ñu extérieur nafsu boolewuñ ko ci nafsu du adversaire xam naa da ngeen a teewluwul kon bu baax mais bu delloo ci loolu garab lawbe bi daf koo jub yore sémmiñ mooy wañ bi garab gi di reetaan lawbe bi ne ko looy reetaan mu ne damaa xam ne li mu yore nii rek mënulu ma dara kii lawbe bi ñëw gor ba sonn dara gorowul mu dellu dem uti njuur maanaam bant dugal ko ci sémmiñ jub si garab gi di jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko da nga ànd ak sama mbokk kon moo tax da nga may mënal dara nafsi dafa bokk ci nit ci intérieur nit la bokk moo tax bu ci ñee jaaree rek dañuy mën a atteindre doomu aadama boobu noonu. mais est-ce que nafs du nekk complice dans une certaine mesure est-ce que du nekk complice ci ñoom. nafsu mënta nekk complice outil la rek qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha boo ko yaree mucc soo dofloo ba dangar gi màtt la nag nga loolu. waaw ñu jaajëfal leen bu baax a baax suñu ñaari équipe de marathoniens yi ñu tàccu leen bu baax a baax. xam naa loolu moo nekkoon échange bi wala boog forge bi ñu doon def diggante jury bi ak équipe yi. su ko defee ñu bàyyi suñu gladiateur mu ñëw daal di indi quelques réponses ci questions yi nga xam ne rot na fi ñu may loxo suñu mbokk Mouhamed Ndiaye. Est-ce que du am. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu wasila sunu formateur l'ingénieur moral ak Seyid Cheikh Ahmed Tijani Al Maktoum di teg nuyoo yi ci loxoom mu jottali ñu ko sunu patriarche ak Seyid Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy di nuyu sunu yaay Soxna Fatima di nuyu docteur Maymouna di nuyu sunu papa Khalifa Sarr bi ñuy wéttali ci jotaay bi marathon de l'éveil li ci gën a jafe mooy boo waree def synthèse ndax mbokk yi dañuy andi aspect yu am solo te 5 minutes wala 10 minutes du doy pour nga tënk mais xam naa ñu jël quelques questions yoo xam ni jury bi posé nañ ko ñaari équipe yi fi toog bu njëkk bi dañ ne ndax nit dafay subir adversité ak adversité est-ce que day nekk d'origine externe bu ñu nee adversité principe et accommodation adversité mooy liy permettre nit mu évoluer adversité bu amul nit ki du évoluer loolu moom moo tax fi mu amee danger mooy bu fekkee nit ki prendre conscience ni bu bëggee évoluer am na ay obstacles yuy taxaw ci kanamam loolu moom mooy principe bi accommodation bi nag mooy l'art de faire face à l'adversité
boo amul ay dispositions pour que obstacle bu taxaw ci sa kanam nga xam la bonne décision à prendre mi doo maîtriser principe bi loolu moom mooy accommodation mooy l'art de vivre l'adversité même moo tax sang bi dañu jàngal ne adversité bu fekkee da nga nekk ci cadre évolution il faut trouver ton confort dans l'adversité parce que mënul ñàkk waaw si fonctionnement nit ki itam mu xam ne adversité du option mais survie la waaw moment bi nga bëggee évoluer adversité taxaw sa kanam xamal ne da ngay passer automatiquement en mode survie waaw am na beneen question ñu ne ndax adversité entre nafs ak ruux conscient et inconscient il faut que ñu def différence foofu conscient ak inconscient nafs ak ruux li fi dox du adversité conflit la maanaam c'est des entités contraires entité bu ci nekk dafa am noo war a fonctionner loolu moom moo dox seen diggante adversité ki muy déranger mooy l'entité humaine nit ci boppam lay déranger mais conscient la inconscient di def du ko déranger bien que ay entité contraires lañ ku ci nekk sunu borom daf la bind pour nga fonctionner façon bi ngay fonctionner mais nit mi nga xam ne moom mooy entité générale bi nag moo war a regrouper yépp moom moo war a xam bu ci ne nan la war a fonctionner à quelle mesure fan la war a yem moo tax moom la adversité di déranger mais pas entité yi ne ci biir yaramam laaj nañ itam adversité boobu noonu naka nga koy dundee mais faw ñu xam yan mode d'adversité moo nekk adversité physique bokkul ak adversité mentale bokkul ak adversité spirituelle adversité physique mooy lépp loo war a def ci sa kàttan ngay def effort ya pour réussir ko sur le plan physique waaw défaillance ya nga cay am ak incapacité ya nga cay am moo lay wan ne war nga def évolution physique ba li nga xam ne moom nga war a def sur le plan physique ngay réussir ko bu fekkee ni sa santé may na la nga daw 5 kilomètres en espace de 10 minutes boo ko réussirul cela veut dire que am nga adversité physique donc da nga war a def évolution physique de sorte que 5 kilomètres yooyu di nga ko réussir en 10 minutes adversité mentale mooy bu fekkee ni dafa am fu sa maturité war a àgg te àggu fa sur le plan mental fépp foo xam ne obstacle la ci ay idées yoo war a am wala culture générale boo war a am atteindre ko xamal ni y a une adversité mentale qui se dresse devant toi donc li nga war a def mooy faire en sorte d'évoluer sur le plan mental ba xalaat yoo produire nga di ko def de manière précise di ko def de manière concise et de manière pertinente qualité mentale boobu ngay am mooy évolution mentale adversité sur le plan spirituel ñun ñëpp xam nañu ko kilifa gi jàngal nañu ko te mooy boo demee ba pour nga neexoo ak sa borom day poser problème cela veut dire que sur le plan spirituel am na benn adversité bu dressé ci sa kanam boo xam ni moom mooy def interférence ci sa diggante ak sa borom donc noonu la ñuy comprendre notion d'adversité laajte nañ aussi ndax dimension yi mën nañ nekk des adversaires absolument mën nañ nekk des adversaires parce que bu défaut de fonctionnement amee si sa physique bu défaut de fonctionnement amee wala sa mental wala sa spirituel automatiquement dimension bi sa adversaire lay doon parce que doo xam noo koy gérer te lu ko neex mën na la ko laaj donc dimension yi mën nañ nekk ay adversaires laajte nañ ndax nafs aussi mën na nekk complice bien sûr nafs mën na nekk sax le principal complice parce que bu ñu jëlee dimension fonctionnement dimension mentale li ñu ci sang bi jàngal bu fekkee ne say illusion moo la yore teew yaa ngi jàppoon ne ak say illusion ñoom ñooy principe yi nga xam ne ñoo la war a permettre nga avancer fekk ci illusion rek nga nekk dans ce cas souffle de vie complice lay nekk am na mbokk bi illustration bu mu ci wax ci lawbe bi exemple boobu mu joxe c'est exactement li ñuy laaj ci dimension yi pour ñu dëgër pour faire face à l'adversité principe bi mooy lawbe bu fekkee ni dafa war a defar sabar par exemple pour mu defar sabar day dem ci àll bi xool ban garab moo gën a dëgër ñu ne dimb la ñu andi garabu dimb ñu yatt ko mu préparer galan xool ci yenn espèce d'arbre yi niim garabu niim acacia moom la ñuy defaree galan bi mu ut ay corde yu dëgër yoo xam ni moom lay jàppalee kii bant boobu noonu jël deru bëy jël temps
bi nga xam ne moom la war a jël pour xooj ko ba mu nooy étendre ko teg ko ci kaw dimb bi jël ay arrêt mu nekk beneen espèce d'arbre dóor ko ci kooru tama bi wala kooru ndënd bi daal di koy foore takk ko ak buum yi xëcc deru béy bi weer ndënd bi mën si xool aussi ñaata ndënd la si soxla defar si tungune defar si mbëng-mbëng defar si cóol defar si jémbe batteur bi door a ñëw na xool ban symphonie la war a composer si ñetti structure yi nga xam ni moom la war a defar donc liggéey boobu yëpp dina fi jaar pour que symphonie bu door a mën a jaar moo tax principe bu defar ndënd yu baax yooyu mooy principe bu adversité accommodation bi mooy fexe ba booy def symphonie bi du raté ci benn note mu mel ni loolu la ñuy résumer premier thème bi nga xam ne moo fi jaar ngeen baal ñu waaw ñu jaajëfal bu baax suñu gladiateur Mouhamed Ndiaye di jaajëfal te di encourager suñu marathoniens yi waa Rufisque seen prestation macha allah waa Pikine seen prestation macha allah yal na yàlla barkeel yàlla may ñu dégg ak application bi nga xam moom la suñu kilifa di xaar ci ñun asalaamaaleykum ba si kanam ak beneen match bi.